mbokk yi ñu ngi leen di ziar di am mbégte kontaan bu baax a baax tey nag boo leen gisee sunu taxawaay bi ngeen xam ne daara ji audiovisuel ñoo fas yéene génnaat def samedi foire fan lañ koy defee fii ci Maris ci bergerie Lamine Konaté bergerie millénaire Lamine Konaté moom mi nga xam ne kenn dootu ko présenté ci milieu élevage bi liggéey ci ba am ci xar yu mucc ayib liggéey ci ba am ci résultat Lamine Konaté borom Négis Lamine Konaté borom Jona Lamine Konaté borom Sa Thiès waaye Lamine Konaté borom Baxdaad mi nga xam ne bépp foire ba mu dem rek am na fa titre bu am solo ci wàllu concours ci wàllu maturation ak capital génétique bi nekk ci Baxdaad Lamine Konaté jëlee ko Ndar andi ko fii résultat bi fi Baxdaad ne def tey kan moo leen koy won daara ji audiovisuel xam ne ci samedi foire ci événement la ñuy dox équipe baa ngi nii taxaw ak gars yi ñu fas yéene leen wan li Baxdaad liggéey fii ak Lamine Konaté ba mu déparé ci élevage ba tey li mu liggéey résultat bi dara du leen ci ump ñu dem ci biir. sama gars yi tey dugg nañ fii ci bergerie millénaire taxaw ak sunu grand ak ki nga xam ne mooy Lamine Konaté grand Lamine Konaté tey nag daara ji audiovisuel ñoo la seet si dañuy dégg Lamine Konaté te mosuñu koo gis tey éleveurs yu bëri dañuy dégg bergerie millénaire te mosuñu koo gis tey naka nga gisee bergerie ki nga xam ne mooy daara ji audiovisuel ñëw fi seet si la ci Maris. waaw Mbaye maa ngi leen di remercier bu baax si seen déplacement. parce que seen déplacement yombul la am sa ngeen ñëw visiter benn bergerie donc dama ci kontaan trop ngeen ñëw seet si ma parce que c'est un plaisir et opportunité bu mag a mag ngeen ma offrir parce que comme ni nga ko waxee éleveurs yi dinañu dégg sama tur mais xamuñu ma xamuñu aussi certainement pour la plupart xamuñu lan laa jot a liggéey kañ laa commencé élevage lan moo nekk sama bergerie Bagdad lan la fi fekk fan laa jógee et cetera bon il y a beaucoup de choses yoo nga xam ne peut-être que éleveurs yu bare xamuñu ko ci sama gétt donc. est-ce que xam nga ni loolu nga wax fii tey éleveurs yëpp dinañ ko xam ak daara ji audiovisuel. waaw loolu moom am naa ci yaakaar bu baax a baax. dañuy jox sunu président moom mi nga xam ne mooy Chérif Mbodj taxaw nii ci sunu wet Chérif tey équipe bu daara ji audiovisuel ñëw fii seet si ki nga xam ne mooy Lamine Konaté naka nga gisee équipe bi ak seen taxawaay fii. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp. di wax ne moom ñëw fii moom day nekk mbégte ci man quoi Mbaye dafay nekk mbégte ci man parce que Lamine xam naa ko bu yàgg xam ko ci liggéeyam aussi xam ko ci foo ñëwee fi ak koo mën a doon aussi dafa am temps ci yow. mun na fi toog pendant 4 heures de temps ngeen di waxtaan ci xar te du ko déranger. donc loolu muy benn geste benn affaire bu noble boo xam dama ko gis ci moom aussi. te aussi mu nekk koo xam ne peut-être ñu bees ne xamul mais ku yàgg ci càmm ji la. yàgg liggéey. fu kanamay tur nit ñi xam ne kii liggéeykat la. ci kàttanu yàlla. daara ji audiovisuel boobu ba tey ñu ngi leen di gis ñu ngi def ay sorties di dem ci bergerie innovation bi macha allah gaaw a def ay résultats lan mooy seen système ba daara ji audiovisuel mel nii. waa Mbaye loolu liggéey la rek liggéey la quoi liggéey la benn ñaar moom mooy aussi ñi fi nekk xar dañ bëgg xar pare xar ñor leen.
yow nit ñi xam nañ la à travers la télé muy Walf nit ñi xam nañ Pape Ousmane ci mën a toj ligne yi. Bayri Janal aussi pareil Pape Thiam suñu caat nga xam ne moom it mi ngi noonu. sëñ Abo. Mariana nit ñi xam nañ ko càmb ji foo xoolee ñu ko tënk ñoo tënk élevage bi. donc day baax aussi équipe bu mel nii fu ci amee nit ñi ñaanal rek quoi parce que voilà mi ngi noonu dañu ne ci ñaan bu baax Chérif Sané Masco kii équipe la boo xam ne. équipe bu xarañ la ay xale yu ndaw yoo xam ne xarañ nañu ba pare lii def mën nañ ko déglu nañu donc xooluñu ndax kii lii la wala laa la xar moo leen ñor te ci xar la ñuy dox waaw macha allah. xar moo leen ñor ci xar la ñuy dox ci kanam tuuti fii ci bergerie millénaire bi nga xam ne Lamine Konaté moo ko moom borom Baxdaar waaye damay fàttali nit ñi borom Négis borom Sa Thiès borom Jona kon tey fii dara du yomb waaye Arafat kenn du ko fàtte na jot dafay liggéey bu am solo. Cheikh kenn dootul la présenté ci milieu élevage bi kenn dootul wax sa diggante ak Lamine Konaté tey daara ji audiovisuel ñëw seet si ko ban jàngat nga am ci samedi foire bi ñuy defal Lamine Konaté. oui salaamaaleykum wa rahmatullah waa daara ji audiovisuel maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu seen ñi leen di seetaan ñi leen di suivre ñëpp di nuyu Lamine Konaté mi ñu fekk ci këram di rafetlu vraiment initiative bi ngeen di def bu nga xam ne day vulgariser élevage di wane liggéey effort bi ci ñëpp def bi ci éleveurs yëpp def particulièrement Lamine Konaté comme ni nga ko waxee ci say propos préliminaires Lamine moom avant tout liggéey moo ñu njëkk boole en plus dëkk boole ñu mais élevage daf ñu rapproché bu baax a baax ndax dafa doon lu ñu bokk bëgg bergerie millénaire Maristes nag man pratiquement ci début bi ba léegi man maa ngi koy suivre fii du ma fiy géej depuis mu commencé bergerie bi cité Elisabeth Diouf ba ni mu toxusoo fii vraiment ñi ngi partagé lu bëri ci élevage des fois ci mbaaxam bu bëggee def dara waxtaan ceeg ñun laaj ñu sottante xalaat ñu mën a témoigner aussi évolution bu mag bu mu def ci élevage ci bergerie bi par rapport ak qualité xar yi par rapport ak organisation bergerie bi mais par rapport surtout ak méthode de travail bi tey wasalaam tey jii nga yàgg liggéey ak Lamine yàgg koo fréquenté bëgg xaram Sénégal gépp ko dëggal bëgg xaram tey kenn du ko naatable mais tey jii na nga wax bu am solo avancement bi mu am nga yaakaar ni lan moo ko may tey fi mu yegg si tey ci élevage ndax yàgg na ci lool. waaw fi mu yegg si ci élevage comme ni ma waxee avancement bi début bi bergerie bi xaw am nañ ci luñ ci xam. mooy déjà méthode de travail. mais surtout partage dem di xool ñeneen ñi li ñuy wax benchmarking dem di xool ñeneen ñi li ñu def li ci gën mu xool lan moo ko manqué li nga xam ne am na ko moom mu consolider ko parce que dafiy fekk dara aussi kenn du jiifu dara newul dafiy fekk dara mais li nga xam ne peut-être manqué na ci élevage te du ñàkk parce que élevage kenn matalewul lépp li nga xam ne manqué na ko mu dem jëli ko am humilité dem jëli ko partager ak ay champion yu bari des fois mu dugal ay maal ñu am apport bu rëy bu ñu def ci élevage yi maal yi mu fi dugal yu bëri mën nañ ci lim ku mel ni Sa Thiès maal la bu nga xam ni remarqué nañ ko ci élevage ku mel ni Arafat jaar na fi ak yeneen maal ak tey ci maal bi ñu mën a tudd champion dëgg muy Bagdad tey mu dugal ko mu am lu mu kii même ba tamit mu produire ay maalam yu nga xam ni ñoom tamit non seulement moo leen produire mais maal yooyu jot nañ fi produire def fi dara ku mel ni ABB def na fi dara ku mel ni Négus tey boo xoolee femelle yi mu jur ci bergerie bi macha allah femelle yi ko fi man bariwul te produit am la moom moo ko juddule donc li mu amul dem na ko jëli li nga xam ne moom moo ko moom mu téye ko consolider ko ba pare may yaatal ko ba ñëpp jot fi produit Lamine Konaté pratiquement ñu bëri man mii di wax sama gétt daanaka ñaar wala ñetti xar ñoo ci jógewul ci bergerie Lamine Konaté boo leen déggee kàddu gi xam ngeen Mbaye Balaye la waaye ñu ngi fi toogal waa daara ji audiovisuel équipe bi nga xam ne macha allah dañu jóg pour liggéeyal élevage fi waxtu yi toll ci moment bi ak mbas mi corona ji foire yi amul espace public yi mënuñu fay def benn événement waaye daara ji audiovisuel juddu
def benn innovation bu am solo dina def suñuy mesure barrière dina raxas suñuy loxo ba mu set dina def suñuy takk suñuy masque waaye dina def suñuy samedi foire samedi ci heure bii ci waxtu yi dañ daan gis ni foire yi daf daan neex daf daan jax lool waaye mënula nekk ndax mbas bi ci réew mi di ñaan yàlla yàlla ko fi jëlee ak jàmm ak salaam tey nag ñu ngi ñëw fii ci Maris lañ ñëw ci bergerie millénaire bu Grand Lamine Konaté sànq dalal nañu gis ngeen équipe bi waaye du tee ñu toog tuuti waxtaan ak moom di wax ni sànq dalal nañu waxtaan nañu ak moom ay kàddu waaye foog ñu taxaw tuuti ci jaar-jaaru élevage am naam ñu bëri tur wi la ñuy dégg waaye xamuñu jëmm ji waaye tey yaakaar naa ni nit ñi dina gën a ràññee jëmm ji ak daara ji audiovisuel Grand Lamine tey question bi lay njëkk a laaj ku gis ni nga bëggee élevage ak macha allah xar yu bëri yi nekk fii ak liggéey yi nga jot a liggéey lépp da nga yàgg ci élevage wala comme ni ko éleveurs yi di waxee da nga juddu fekk xar yi ci kër gi nga ciy foo tey Lamine lan moo ko dugal ci élevage. waaw Mbaye Ba waaw maa lay gërëm di la sant di leen santaat yéen waa daara ji audiovisuel ci opportunité bi ngeen ma may tey pour que ma wax ci sama élevage opportunité la boo nga xam ne du ñëpp ko am parce que te donc maa ngi leen ci remercier bu baax a baax di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu ñëpp ñu ñuy seetaan donc di leen wax ne nag sama élevage du tey bon c'est vrai bu ñu wax ci ay parents yu amoon ay xar c'est effectivement man amoon naa ay parents yu am xar parce que sama maam amoon na ay xar mais je dois dire que sama élevage maa ko démarré personnellement je dois dire déjà en 2004 laa njëkk a jënd ay xar yoo nga xam ne du ñu ay laadum nag mais ay bali wonoon benn bali laa jëndoon ak doomam bu jigéen. 2004 fekk na nga yar xar. ma jënd xar. nga jënd xar. déjà ma jëndal sama bopp xar en 2004. donc boobu maa ngi dëkkoon Sacré-Cœur donc ma amoon fa espace bu xaw a yaatu ma commencé fa yar ay xar mais expérience bu ma ci jëlee woon moo tax moo ne ni à l'époque xaw ma woon ñuy gérer litière donc sama voisin yi commencé wu di plaindre ma jël xar yëpp demoon naa ba am ay 6 xar yu baax ma jël benn jour dajale ko yëgal def ko ci oto dem jox ko sama benn waay parce que bon ak dëkkandoo dafa fort donc ma arrêté. bi ma demee ba 2008 ma toxu si fii Maris donc cité Elisabeth d'abord je pense que Cheikh Sam mu ngi ciy wax sax ni foofu la ñu commencé donc ñu commencé jënd ay xar tabaski di dem di jënd ay mbote di ko yar ba ñu màgg ñu tabaskee ko donc par benn xar laa daan yar. su ma la déggee dafa mel ni na nga mës a bëgg mala na nga mës a bëgg xar. dama mës a bëgg xar pour être précis. waaw xar daal moom c'est. J'avoue que du mala yëpp laa mën a yar mais xar moom franchement j'ai des relations yoo xam ne c'est très très particulier ak moom. bëgg bi nga am ci xar ba tey mënoo tàggoo xar lan la lay def xar tey ban gis-gis nga ci am ak li muy def ci yow ndax parce que da ngay faral di dégg éleveur bi mu ne bu ma feebaree bu ma toogee ci xar yi wér wala tey man su ma génnee dem visite yi tey jii dootuma am benn souci yow tey xar yi nan lay ñëwee ci yow lan moo la gën a neex ci xar yi xontu leen wala sang leen wala nekk ci seen biir. man moom lépp laay def bon peut-être léegi laa ko xaw a wàññi quoi léegi parce que j'ai des jeunes yu nekk ak man ñoom Moustapha ak Issa qui sont très dynamiques donc léegi wàññi naa ko depuis genre 2 ans laa xaw a wàññi mais man lépp laa daan def damay décaper damay anti stress la boo nga xam ne kenn mënul xam lan lay apporter ci sa vie. anti stress bu graaw la donc moo tax man quand les gens bu ñuy évaluer un peu ci xar yi naan loo ngi ciy dépenser est-ce que yaa ngi ci gis sa bopp am na benn élément boo xam ne kenn du analyser mooy xam nga jaay xar moo lay jox xaalis mais yow déjà lim la andil ba nga xam ne am nga benn équilibre bi am nga benn aisance bi am nga benn bonheur bi kenn évaluer wu ko. maanaam loolu amul njëg. amul njëg ça n'a pas de prix amul njëg donc loo ci def rek andi na la lu ko ëpp te du xaalis donc pour man foofu la d'abord c'est-à-dire que on aime on fait et ça nous apporte quelque chose qu'on ne peut pas évaluer mënuñu xam ñaata la
donc buñ nit ñi di wax ni wuu ça coûte cher xar yi nangam sangam mais kenn mënul évaluer lu mu la apporter ci côté boobu sans compter maintenant ça peut apporter de l'argent et tout kon donc affaire bi moom c'est que du bonheur quoi. macha allah bëgg-bëgg la tey boo xoolee bànneex la mooy ni mu ko waxee rek tey man damaa jooy damaa bég ndax tey jii dafa wax lu am solo tey bëgg-bëgg bi mu am ci xar yi di ko defal anti stress bi nga xam ne tey jii xar yi ñu ngi koy def ci moom loolu amul njëg loolu moo gën a riche loolu moo gën a cher moom la muy def ci xar yi mu doon exemple boo xamante ni lépp lu waay di def rek te bëggoo ko yaakaar naa ni doo ci am résultat 2004 nga dugg ci. waaw préciser benn affaire. tu sais bi may commencé élevage dama doon tenir benn journal comptabilité de toutes mes dépenses di si bind di préciser chaque jour su ma jëndee saak 10 saak ma bind ni jënd naa 10 saak mais dama ko def 3 mois 4 mois ma ne sawaay ma tëj journal bi xam ne lii soo koy def doo continuer doo dem donc depuis lors li may dépensé mën naa ko évaluer nii mentalement mais dootuma tenir comptabilité boobu. parce que je dis que boo koy def dootoo rendre compte en réalité tu es juste sur l'aspect financier alors que du loolu rek élevage donc am na benn passion bu ñu animé ba nga xam ne man par exemple aujourd'hui depuis 5 ans teniratuma comptabilité samay dépenses ci xar yi ci lu ñu lekk ci repas wala genre yooyu duma ko tenir suñ chaque fois que bu ñu amee besoin rek te yàlla may ma am possibilité dundal leen correctement dama leen di dundal correctement te jour bu ma mënatu leen dundal correctement jaral na ma sama jox leen koo nga xam ne mu mën na leen dundal correctement parce que man sax je dois dire que xar bu ma jaay nit sax ma dem fekk ko mu nekk ci anam yoo xam ne neexuma mu jaral na ma mu racheté waat ko parce que dama bëgg chaque fois que xar jógee sama kër bu demee feneen nekk fa ci anam yu ma neex voilà. bu ñu arrivé ma jaay benn maal ma dem fekk fa loolu yàgg na nag bon c'est pas maintenant mais yàgg na ma jaay benn maal. dem fekk ci anam yu ma nekkee neexuma mooy racheté waat voilà. macha allah dañ lay ñaanal yàlla tey jii mën naa koo waat doo mus a toog te amoo loo dundalee xar yi ndax xar yàlla moo ko teral képp ku ci sonn teral ko moom xar ci boppam moom mooy albatiku teral la dina la jox loo xamante ni di nga leen ci dundal dina la jox loo xamante ni sax kawe na sa njort ndax li ngay sonn ci ñoom waaye tey 2004 nga jënd ay xar. di ci nekk di ci albati dem ba tey nga dugg ci laadu bi ban laadu nga njëkk dëdd ndax ñu ci bëri négis lañ xamee Lamine Konaté wala Jona wala Sa Thiès naka te Lamine Konaté ku yàgg la woon ku xam élevage la macha allah. waaw donc Mbaye Ba je dois dire que laadu bi ma njëkk a jënd c'était en 2013. 2013 nga njëkk a jënd laadu. waaw 2013 première femelle bu ma jënd c'était une bonne brebis d'ailleurs sax nee naa leen woon ay sëtam yu mu fi jur c'était une bonne brebis lignée Zidane la woon ma jënd ko mais après nag commencé di jënd ba affaire ba gétt bi fees daal parce que bi ma déménagé fii c'était en 2014 ay mun naa wax ne ay 13 xar laa amoon mais au bout d'un certain temps fu ma dëgg xar ñu ngi koy jaay rek ma dem jënd. xaw ma na exactement lu leen laan dem naa ba am nombre important ci xar en un moment donné j'avais un cousin de Abou Kane bu fi nekkoon donc ñu commencé échanger ci xar mu ne ma benn jour dina ma seet si quoi mu ñëw fii seet si ma bon je m'attendais à ce qu'il me fasse des remerciements extraordinaires pour me dire vraiment sa xar yi nice nañ et cetera mais chaque fois bu duggee benn box daf may ne bii jëndeel bii jëndeel presque 80% je dois dire box yi lu xar yi fi nekkoon daf ma ne woon ma jëndee ko affaire bi métti na ma mais surprendre na ma aussi métti na ma bon n'empêche que ma xool ko woo cousin bi ne ko mais sawaay li mu wax métti na de presque gétt bi la wax ma jëndee ko ma ne ma sawaay dafa compliqué de mais ma toog rek guddi ne bon ok on va y aller xaw ma sax lu tax ma jël décision ba mais je suis allé comme ça xar yu bëri Omar Sow laa ko joxoon ak sama benn collègue bu amoon tool mais je leur avais expliqué nu mu demee nag c'était pas vraiment ce que je recherchais ay montants yu ndaw nag ay 150 000 ay 200 000 et cetera laa ci doon jëlee. loolu ban année la woon. loolu c'était en 2015 à peu près parce que 2013 ba 2015 je dois dire si laa doon jaxase quoi je faisais. maanaam di jënd rek. di jënd di jaxase di bon mais si la après 2015 côté boobu laa commencé di fréquenter éleveurs yi di xam. voilà na parce que boobu 2013 2014 ba 2015
na nga amuloon expérience wala sa bëgg-bëgg nga jiitaloon. waaw sama bëgg-bëgg rek laa jiitaloon et puis en fait xamu woon fu may teg sama tànk en réalité dama doon jënd nit daf ma yónnee ma am naa benn laadum ma ñëw xool ko jënd noonu la demee woon rek. après 2015 nan nga doxalaat kon bi nga génnee xar yi waa jaaye leen ay 150 000. la première chose bu importante bu ci xew mooy ni Omar Sow moo ñëwoon moo ma njëkk a jox Sa Thiès dans des conditions yoo xam ne ñenn ñi sax dañoo foogoon ni mais dugg Sa Thiès dafa nekk événement bu fondamental fondateur je dois dire ci bergerie du millénaire. bi mu ñëwee fekk yenn xar yi di dem ñuy recruter ma jël fii Galoya ma dem jox ma Omar Sow jox ma ay xar je pense kan moo ma joxaat xar jogoy joxoon na ma ay xar. par exemple doomu maam koor bi ak benn doomu bolt yi si laa leen recruté woon après ma dem ci Pa Balla mu joxoon ma beneen doomu bolt donc noonu laa commencé di recréer di defaraat di jël ay sang yu di dugal si laa dugal Papa Junior nga xam ne papa ji doomu Bachir la woon Pape Sall yaa ji na ko nekk Seynabou di doomu Algor donc kooku ñaari maal yooyu ñoo fi ñëwandoo presque. papa tey mooy doomu Seynabou. mooy doomu Seynabou waaw mooy mi ngi fi ñëw jeune mâle am ay 8 mois yooyu mais Sa Thiès nekk mâle bu mag am 2 ans. loolu ban année la woon. loolu 2015 la woon. 2015 nga jël benn doomu Seynabou. voilà doomu Seynabou bi ma jëloon c'était en 2015 waaw mais mâle boobu nekk mâle bu mën produire nag malheureusement guddul fan. mais Sa Thiès aussi dans le même temps defal ma ay femelles yu rëy yu baax. ma ciy liggéey donc au fur et à mesure c'est-à-dire que Sa Thiès defaloon na ma benn base femelle mais régulièrement damay dugal mâle bu mag di continuer di liggéey ci production yi ma fi am siru kii par exemple ñaari doomu Sa Thiès nekk nañ fi ay géniteurs kii di ABB Sa Thiès ji sa sur juróon ko ab benn doomu surtout Biram Jéeme après ABB am quelque temps ma dugalaat beneen doomu Sa Thiès ABB Ito mu nekk fi di tëb aussi donc balaa ñoo ñëw ci Irdo dañuy ñëw ci Sa Thiès. Sa Thiès fan la bokk ak kan moo la ko joxoon ci yooyu jamono. Sa Thiès Omar Sow moo ma ko joxoon Omar Sow donc bergerie BKR moom ma joxoon Sa Thiès. business lañu monté mu jox ma Sa Thiès ma jox ko affaire ay xar donc waaw xar yi bëri woon na nag mais en même temps ma demoon jëndi benn sëtu Farba parce que Farba dañ ko teg si. sëtu Farba bu góor wala bu jigéen. bu jigéen abu moom a jox benn sëtu Farba bu jigéen boo nga xam ne Farba donc ñëpp xam nañ ne Algor ak Grand Royal ñoo ko jur ñu teg ko ci mu jur benn doom bu jigéen mu jox ma benn doomu duudu doomu duudu donc lañu boole ak doomu Farba boobu ñu jur benn femelle mu jox ma ko mu ne ma nag bu waree tëbu ñu andi ko si Omar Séeréer à l'époque mais bi may dem di récupérer añel bi doomu abu ne ma noo teg ko si magistrat boobu sax xaw ma magistrat ma woo abu ne ko kon si magistrat lañ koy teg bi mu waree tëbu. doomu Farba bu jigéen bi nga jëndi woon moo meññ Jonal. surtout Farba bi waaw. surtout Farba. doomu Farba lañ jël teg ko si doomu duudu mu jur femelle bi léegi bi ma demee di ko récupérer fële à Liberté 6 parce que dama ne woon abu kon dinaa ko bàyyi fi mu tëbu ne abu ne ma noonu yóbbu ko bu waree tëbu ñu andi ko donc bi mu amee 8 mois. ma andi ko pour mu war a mais bi ma koy récupérer la ma doom abonné ma noo teg ko si magistrat boobu sax xamuma magistrat honnêtement parce que magistrat demaguloon foire donc siiwaguloon noonu trop donc période bi ñoom Linguère di tëbu pour jur grand ran si la sama añel bi di tëbu pour jur jonaalumu donc jonaalumu moo nekk nii mu nekk sosiwu magistrat li ma ciy mën a wax sax mooy nii bi avant parce que abu temps yi la nekkoon chantier di defaraat Galoya di tabax donc xawoon na xat moom bi ma ko woowee ne ko famille bi war na tëbu mu ne ma may ma une semaine. jamono yooyu ci la maxu juddu. si la non maxu juddooguloon maxu après la juddu. maxu parce que bi ñoom raan juddoo maxu quelque temps après la juddu donc si période boobu dafa amoon chantier donc maxu ay 8 mois après la juddu donc bi ma ko waxee mu ne ma may ma une semaine après. moo wax ko mu ne ma waaw naa la rappelé wu ma au bout de 2 jours ma ne booy jëleen xar bi ngeen dugal ko si Sa Thiès mu def une semaine rek abu woo ma ne ma andil xar bi magistrat mën na mu tëb pour magistrat tëb ko ma ne ko non abu garaawal dugal naa ko si Sa Thiès mu ne ma noo insisté ne ma xam naa li ma la andi ko si magistrat ma ne ko mais dugal naa ko Sa Thiès mu ne ma garaawal su ñëwee niñ ko échographier au bout de 1 mois pour xool na tëbu na bu dee tëbul ñu kii effectivement bi mu demee dafa def 4 jours rek magistrat tëb ko
kenn ñoom sa gisuñu koon parce que à l'époque dañu amoon foire bon bu Galoya non opération tabaski lañ nekkoon donc Galoya presque kenn nekk foon donc xar bi bu muy tëb kenn gis ko xar bi yàgg na fa abu di ma ne xaara benn jour man maa dem jël waa ji vétérinaire bi mu yóbbu ko Galoya ñu egg ko mu ne ma jàpp na ma jël sama xar andi parce que bon c'était assez gênant que nga bàyyi ko fa autant de temps léegi si diggante bi aussi may xool ban maal moo ko tëb nekk Jona bi mu juddoo rek c'était clair que magistrat moo ko tëb parce que dafa nuroo magistrat comme sosie magistrat donc macha allah tey nga jël Jona mu tëb ay doomu Sa Thiès ndax Sa Thiès moo ko fi jiitu tey jii Sa Thiès fan la bokk foog ñu taxaw ci Sa Thiès tuuti ndax bokk na ci maal bi nga xam ne daanaka bi nga dugalaatee ay sujet bokk na ci maal bi nga xam ne liggéeyam moom nga démarré waat tey ba nga mën a am résultat. Sa Thiès moom do papam ñëpp xam nañ ko papam du mooy murit bu nekkoon ci Xaadim Seen bu ngeen di fàttaliku en 2013 murit moo gagné woon xar bi à Guédiawaye ñëw di compétir au niveau national. doomu murit la Sa Thiès. doomu murit la donc d'ailleurs sa booy xool murit bu muy dem foire en 2014 Sa Thiès la àndaloon mu nekk jeune mâle bu doy waar sax mais fekk jaay na ko maar bongo ba pare gars yi fay nañ ko ci xaalis sax si biir foire bi mais fekk jaay na ko avant muy dem foire donc même maar sa élève mais maar nee na noo jaayul donc Sa Thiès màgg nekk maal bu doy waar waaw maal bu doy waar sérieusement waaw bu ngeen ko fi fekkoon moom c'est maal boo nga xam ne la aussi je suis très attaché parce que du feebar il était costaud bon vraiment am ossature am maal bu complet quoi comme on dit mën a tëb nag. macha allah ñu gis ni tey. la petite histoire ji nga Sa Thiès ñëw na man je pense que Sa Thiès pour mu gis ko mu tëb il a fallu dernière année bi mu fi def parce que ñëw dama ko booleeg 8 femelles mais musuma gis mu tëb ma woo booy ñu ne ma wooy ñu commencé ko defal traitement pour tëb nekkee saa waay tëb na femelle yëpp benn jour laa woo booy pour mu écho ñu écho bu mu laal mu ne la c'est bon bu mu laal mu ne c'est bon donc c'était assez surprenant alors que man maa ngi je me rappelle même sama journal su ma ko génne woon tey di ngeen gis ni dinaa ci parce que je tiens un journal maa ngi ciy bind nii je suis pas sûr que ce mâle va est fertile wala genre yooyu quoi parce que je le vois jamais muy sayir femelle yi nekke tëb na leen ay par guddi la leen tëb balaa nga ñëw fekk moom tëdd na di nelaw fekk tëb na ñëpp. loolu mooy maal bi nga xam ne mooy Sa Thiès di doomu murit murit bi nekkoon ci sëñ Xaadim Seen demoon concours ak séeréer booy séeréer kon nga xam ni kii ku yàgg ci élevage la kii ku liggéey ci élevage la tey ba mën a am résultat bi waaye Sa Thiès amoon na fi ay doom yu góor balaa Jona di ñëw Sa Thiès kan la fi juróon. Sa Thiès donc c'est premier produit yu mu jur ay jeunes mâles yu doy waar la woon Omar Sow moo ñëw ji ramassé yëpp jaay la honnêtement nag man amoon na sa benn boo nga xam ne d'accord ma ci woon trop mais il ma gars yi parce que dama nekkoon chantier ma jëm moom ma ne ko jëlal jeunes mâles yi nga téyel ma leen mu dem foofu gars yi jël lépp amoon na benn boo xam ne dama ne woon moom mooy nekk assuré xam mbote bu doy waar après nag deuxième génération bi si la ñoom Abébé juddu waaw Abébé nekk mâle bu doy waar et puis nekk un bon géniteur aussi gis aussi si femelle yi ma jëlee woon ci Omar Sow dafa am benn boo xam ne commandant Koso da ko tëboon ba pare mu ñëw jur fi ay seex góor bi dundul mu jur yaayu Nugis une femelle boo nga xam ne waaw mun ngeen ko elle a aujourd'hui plus de 5 ans mais en bonne santé nekk génitrice bu exceptionnelle si bergerie bi ma teg ko si benn doomu parce que aussi dama jëndaatoon beneen femelle si Omar fekk Yékini tëb ko Yékini ñu ko gën a xam si Jabel Touré parce que Yékini mooy le roi Yékini bi mu yóbbu woon sectoriel ku koy fàttaliku bu nekk mâle bu doy waar aussi ma am ci benn doomam bu mu jur ak benn femelle bu exceptionnel bu ma jël woon si Omar koo xam ne abu moo ko joxoon donc ñu boole leen mu jur benn mâle mu tuddee ko directeur tuddee ko Omar donc après si partie boobu la directeur moom moo jur Négis waaw moo doomu Kosso bi waaw Négis aussi nekk jeune mâle boo nga xam ne à 6 mois laa ko jox mu tëb ma jox ko benn doomu Sa Thiès mu jur mbote bu jur añel bu doy waar añel bi mu ngi fi sax mooy añel bu weex bi dinañ ko woon dina jënd si kanam mooy taawu Négis parce que aujourd'hui elle a 3 ans. macha allah ñu gis ni comme ni ma ko waxee woon sànq rek dafay bëgg maal day bëgg di tourner ay maal di yor ay maal yu bëri macha allah tey Arafat jaar na fi di doom ci Gelawaar
Gelawaar di doomu Algor tey ñu gis ni nga dem jëndi Baxdaad bu njëkk da nga daan jël maal produire ay tëgg daal di jël maal albati mais léegi dañu gis ni da nga jël maal muy Baxdaad après nga dem rooti ay femelle lan moo tax nga def loolu changer système bi nga daan doxalee. non en fait changé wu ma système donc su ma jëlee. maanaam kon da ngaa yokk cere dolli ñeex. c'est la même démarche que j'ai eu jusqu'à présent parce que bi ma dugalee Sa Thiès bi mu fi defee 2 ans dama ko jénnee dugal Mahfous. Mahfous jaar na fi. waaw dama ko jénnee dugal Mahfous donc Mahfous def fi Mahfous na yàggu fi parce que Mahfous à l'époque amuñu woon expérience bi ñu am tey suñu fi amoon expérience boobu Mahfous dina fi def 2 ans produire fi lu exceptionnel parce que Mahfous dafa amoon problème aplomb bi mu fi ñëw donc benn doom laa ci am muy singleton bu nekk mâle bu exceptionnel donc loolu la ma si yàlla may. ana doomu la sukaabe bi nekk fii. mu ngi ci biir. mais lan moo tax nga bëgg maal yu garaaw yi yow maal yu garaaw yi daal foog nga am ci seen sujet daal di dëxëj fii daal di nëpp. mais ma continuer après naa la expliquer en fait chaque période dama am périodiquement damay dugal benn maal bu mag parce que bi ma jënee Mahfous si laa dugal Arafat bi fi Arafat di def 2 ans si laa dugal Bagdad parce que man pour man élevage amélioration maa la koy def donc ku nekk dafay liggéey bàyyi fii ñeneen ñi ñëw sotti si donc dans le même temps ñoom Négus ñoom Jona ñoom Abébé ñoom Iro nekk si gétt gi juddoo fi mais nekk si di accompagner ñeneen ñi di accompagner mâle extérieur yu fi ñëw mais régulièrement new naa la Sa Thiès ñëw na Papa Junior ñëw na Mahfous ñëw na Arafat ñëw na Bagdad ñëw tey te loolu moom duñ ko bàyyi parce que ñun moom dañoo xalaat ni parce que ngay produire di tourner sa biir gétti kese amul benn njëriñ il faut ngay andi benn kii sang bu bees nga xam ne day changer gétti gi Bagdad tey ku gis lu mu fi def lu mu fi liggéey di nga xam ni loolu am na solo trop te dafa fekk nag aussi parce que en fait lu ma recruter si femelle bariwul mun naa la wax ni peut-être ay 4 femelles laa recruter. mais yokk nga fi femelle yi macha allah femelle yi ma fi gis moom. waaw mais li mu fi fekk yëpp Arafat ko jur Jona ko jur Négis ko jur. femelle yooyu yëpp maal yi nga yoroon ñoo ko yor. ñoo ko jur ñoo leen jur. parce que boo xoolee 90% brebis yu fi nekk fi lañ juddoo mais n'empêche que da ngay jël par exemple dugal naa benn doomu Challenger dugal naa benn doomu Boytala dugal naa benn doomu Ninki Nanka et cetera donc Ninki Nanka mu nekk maal boo nga xam ne peut-être gars yi xamuñu ko mais maal boo nga xam ne la il est. ak doomu Lat Sukaabe mu yokkal la ko ci. waaw doomu Lat Sukaabe moom doomu bu jigéen la am waaw mais fii la juddoo. waaw fii la juddoo. Waaw donc ay 5 femelles à peu près mun naa ak doomu magistrat parce que dugal naa benn doomu magistrat aussi si recrutement yooyu donc voilà. mais n'empêche que taxawuñu man aw ma fixation pour dire que li ma produit doy na ma su ma gisee lu ma neex te ma mën ko jënd dama koy jënd. mais tey dañu gis ne macha allah base de femelle bi nga am nii nga ne li nga ci jënd ci ay femelle bëriwul tey lan moo la may loolu tey albati bi mais nag dégg naa ci yooyu laa doo joxe xar moom nag ngoo bëgg ba doo ko joxe lan moo tax doo gaaw di joxe comme ni nga gars yi di defee. gars yi on m'a fait un mauvais procès su ma joxee benn exemple Sa Thiès def na fi 2 ans. tey boo ñëwee ci gétt gi ñetti doomam fi des ñett laa fi dese Papa Junior def na fi à peu près 1 an et demi. kon yow da nga mën a partager ñetti doom moo fi des. ñetti doomu Sa Thiès laa yor actuellement Papa Junior moo nga xam ne def na fi moom presque dafa jigéen woon mais ay benn doomam laa fi dese tey. benn doom ci maal bu def tour. mu toll nii su may wax dëgg ñan ñoo fi bari ay doom mooy Négus ak Arafat. ak certainement dans une moindre mesure Iro parce que Iro aussi am na fi 5 doom donc ak bon mais ñoo fi bare doom en réalité fu mu toll nii te au fur et à mesure que Bagdad di produire gétt bi day tourner affaire bi day tourner mais peut-être lu ñuy wax ni tournée bi gaawul trop parce que ñun on pense que mâle pour que mu mun a jur li mu war a jur il faut ñu jox ko une masse critique de brebis. parce que am na maal yu bëri yoo nga xam ne dugg nañ ci élevage bi ba jënd ci nekk ay maal yu exceptionnel mais fàtte nañ leen ndax juruñu dara juruñu dara mooy maanaam juruñu lu bëri quoi ay 4 doom la ñu am wala 5 doom. maanaam mayu ñu leen ñu liggéey. maal boo nga xam ne maal bu exceptionnel la dugg si benn gétt boo nga xam ne ñetti bërëb yi fa nekk nga xam ne bu tëbee balaa muy tëbaat 6 mois amul perte la pour élevage donc pour man
un mâle comme Bagdad wala un mâle comme Arafat ñun dañ leen di dundalaat fii à travers ce que nous faisons parce que dañ leen di permettre ñu produiraat lu doy pour ñun lu doy pour élevage parce que Arafat aussi joxe naa ay doom am na doom yu bëri yoo nga xam ne ñu joxe naa leen tey fu ñu nekk doy nañ fa waar donc jur na fi lu ma neex donc garé naa ci lu ma neex joxe naa ci lu baax. macha allah joxe naa ci doomu ki nga xam ne mooy Arafat yi joxe naa ci doomu Négis yi joxe na ci doomu Jona yi waaye tey jii mu yor Bagdad nga commencé joxe ci doomam bi Bagdad di champion tey bi ngay dem di jëndi Bagdad depuis 2017 ba tey Bagdad mu ngi toj dem na Ndar fa la njëkk a jël catégorie agneau dem na Tivaouane jël fa catégorie espoir ci même année 2017 mu jóge foofu 2018 mu daal di ñëwaat fi nga xam ne mooy Ndar dëkkam bratale la nga xam ne moom lañ fa jël mu ñëw Tëngéej gis nga la mu fa def neen fa ko champion mu ñëw fi nga xam ne mooy Saladam jël fa deuxième tour boobu mu am ak li mu def nga ko jëndee wala loo jëndee Bagdad lan moo tax nga jënd Bagdad. non Bagdad jëndee bu ko wala ni mu mën a défilé tax ni mu rafet macha allah xam na nga bëgg lu rafet yow tamit tubaab nga na nga bëgg lu neex ndax xar mi di ko woo nii rek muy ñëw si sa cour bii nii rek di def ak yow foire chaque jour. dinaa la wax loo xam ne dina la bett tey Bagdad en réalité la première fois bu ma koy gis mooy bi ma demee foire Rufisque bi ñu gagné ba pare parce que man d'habitude défilé yi du ma période heure yi ñuy défilé du ma fekk si foire yi donc Bagdad si boxam laa ko mës a gis fekk mu gagné ba pare parce que man dama daan ñëw guddi di seet mais mësuma ko gis première fois bu ma ko gis mooy biñ ma nee maal bi moo gagné ma dem si boxam di ko seet mu nekk maal bu impressionnant nag Saladam laa ko commencé di xool réellement commencé ci waxtaan ak Youssou Agne naan ko maal bi foo nga bàyyi mu Youssou ne ma mais soo ko soxlaalee dama la koy jox donc maal la boo nga xam ne du compétition man après laa xam après bi ma ko jëndee ba pare sax laa xam ne tiis yëpp am na ko. kon yow bi ngay jënd Bagdad xamoo ko sax toj na réew mi. non Saladam toj na ko xam naa ni toj na Rufisque sax moo. Saladam daf ko rajaxee boobu toj na fu ne. sa Bagdad dafa toj Ndar toj Tivaouane rajaxee dëkk yëpp soog a ñëw Dakar ne dama koy mëbëxal. par exemple pays wu Tivaouane bi xaw ma ko woon mais je sais que Saladam bi muy ñëw Rufisque ak histoire fekkeement bi yooyu yëpp yëgoon naa ko tu dois dire mais quant à li mu def yëpp après laa ko lañ ma ko doon bindal ma def ko sama bâche honnêtement mais Saladam moom je sais que on l'attendait te avant muy ñëw Saladam am na benn vidéo bu ñu publié woon ci kii gi ñu wane ko muy yëkkati loos bi noonu waaw c'était extraordinaire pour man. nee naa la da ngaa bëgg lu rafet. de sorte que Bagdad bu ma amee possibilité jënd ko laajuma ko Massamba laajuma Mademba laajuma kenn dama directement maa Youssou amul sa intermédiaire amul kenn ku ñëw ñu ñëw toog fi maa ñëw ñu toog comme ni ñu toogee ni di waxtaan di jëndee xar yi doxantu ñu waxtaan ci en 30 minutes ma jënd Bagdad amul sax intermédiaire après laa wax sama gars yi jënd naa ko. xanaa kafe gee fort moo tax amul ñaar ak ñett yu ci dugg daal. non transaction bi moom duñ ci wax. mais nag waaw ñamal ñu ci tuuti nag xamuñu ñooy daara ji audiovisuel te maal bu toll ni Bagdad jugeel jëlee ko ci loxo Youssouf Agne loolu yombul. na dafa yàgg ak moom. waaw mais du ma ci wax mais je pense que Youssou bi mu ñëwee fii gis bërëb bi yu ma yoroon ñu défilé xool lui-même il a pensé que Bagdad fii la war a ñëw donc loolu moom tey sa moom su ñëwaat. mais yow avant ngay valider ak moom demoon nga gis production wala jotoon ngaa gis ay doomam bu góor ak bu jigéen avant mu ngay valider. bien sûr gisoon naa doomam bu jigéen bu ñëwoon Saladam bu exceptionnel non c'est-à-dire que côté production. boobu tamit fekkoon na nga gis roi Arthur. non boobu gisaguma woon roi Arthur. roi Arthur gisaguma ko woon mais roi Cyclone laa gisoon mu ñëw sectoriel ak Cheikhou Cyclone déjà boobu rek j'étais séduit parce que man xar dama ci bëgg doole dama ci bëgg doole bëgg ci tefe c'est-à-dire que xar bu imposant te li ma ci gisoon ci moom laa gis ci doom yi ma gis ni da koy def ci doom yi te tey boo xoolee Bagdad li mu fi produit bari na mais lépp lu muy def ci ñenn ñëpp même chose la leen defal da leen di jox ossature jox leen longueur jox leen beauté jox leen doole donc. macha allah da leen di jox beauté jox leen doole jox leen hauteur dafa am loo ciy dolli. li ma ci bëgg a dolli mooy ni après laa découvrir roi Arthur après laa ko découvrir mu nekk. da ngay laaj roi Arthur. non bu Issa. kookoo ngay toj teg na pool.
non dëggoo ma la ma ne après laa ko découvrir dëggantaan après laa ko découvrir parce que Bagdad en réalité à part cyclone ak seexam xool mais mal la boo nga xam ne intrinsèquement mënoo ci am xel ñaar na dina la jural lu baax. c'est-à-dire que mal yëpp côté bu den base femelle ngay liggéey moom da la koy andil forcément mais man sañ naa wax ni Bagdad recruté na ma ko pour mu jural ma base femelle parce que ay femelle da koy jur forcément man ay mal yu mel ni Roi Arthur ak ñeneen ak ñu ko raw sa laa bëgg. mais noo gisee Roi Arthur. Roi Arthur li nga ko doon dégg ba gis ko. non Roi Arthur dama dem seeti ko mu impressionné ma mal bu imposant te antan lañ ko yenn ça c'est marque de fabrique Bagdad. moom li nga yéen de cey maam ja. non lii ma c'est-à-dire que dafa nekk mal boo nga xam ne ni mu toll c'est impressionnant mais da ko antan waaw am hauteur am wet te hauteur bi sax duñ ko gis parce que ndax TP bi waaw TP moo yaatu mais hauteur bi duñ ko gis mais am na hauteur bu dafa mel ni parce que am na mal yu bari yu mel noonu c'est comme boo jëlee Aldibo hauteur am du feeñ parce que TP bi moo tax boo koy xool ni doo gis hauteur am parce que da nga gis yaatuwaay bi rek da leen alors comme xar bu sew facilement pour nga gis hauteur bi day yomb voilà. macha allah tey dégg ngeen li mu wax ci ki nga xam ne mooy doomu Bagdad boobu di Roi Arthur ba tey ñu ngi leen di fàttali ñu ngi fii ci Maris ci bergerie millénaire ki nga xam ne sunu grand Lamine Konaté bëri na maa li fi jaar bëri na mais léegi dañ naan ko borom Bagdad borom baas bi ci route nationale bi wala ci péage bi lan moo tax nga jël baasu Bagdad bi ne ko tay ci kaw boo ko jaar ci péage bi chauffeur buy dawal boo moytuwul maara day taal lan moo tax loolu li la lan moo la inspiré lii. bon c'est pas la première fois ma def ko parce que. ndax gisoon nag nga def ko bi ngeen parrainé Baba Diaw. waaw nañ ko si Saladam bi. waaw baasu Baba Diaw 2018. en fait defoon nañ ko première bâche bi ma fi def Sa Thiès la woon. Sa Thiès baasu Sa Thiès waaw defoon nga ko. mais boobu du woon niveau bi quoi parce que après bon tu dis élevage da ngay dox di évoluer di xool. parce que bi ma commencé xool bergerie c'est laa defar fii bergerie kii sa waroon am toité dama ne woon xar yi fi la ñuy doxantoo mais bon bref Sa Thiès amoon na fi bâche mais Bagdad on lui a bâche Bagdad dafa nekk bâche bu gën a yaatu gën a rafet bon et puis peut-être ñu am si benn plaisir parce que quand même fallait que Bagdad dafa jógee Saint-Louis ñëw Dakar fallait que éleveurs yi xam ni Maris la nekk parce que par-delà le fait que il faut peut-être loolu aussi ma am honnêteté wax ko yàgg naa jënd ay maal yu baax comme Arafat quand même Arafat ku la ne Gëlawaar mooy papam ne la yaayam booy séeréer ak Fesman ñoo ko jur kooku doy na pédigree dafa dajale lépp lu Gëlawaar lu Galoya liggéey avant magistrat di ñëw xam nga loolu doy na pédigree mais loolu joxu la visibilité ci élevage parce que élevage da nga soxla visibilité man visibilité bu ma am tey Bagdad moom ma ko jox waaw c'est-à-dire que liggéey naa liggéey bu am solo ñu fi daan ñëw dañ ma ne fii maal bu am tur rek moo la desee mais liggéey bi moom côté base femelle côté kii mat na de sorte que quand bi ma recruter Bagdad sax ñu bëri dañoo foog ne damay dem di wër di recruter ay femelles alors que c'était pas ça Bagdad da doon war a ñëw tëb ay femelles yu mu fekk ñoom doomu Arafat yi doomu Singleton yi doomu Jona yi doomu Sa Thiès yi voilà doomu commandant Courso ak yooyu donc loolu la waroon liggéey loolu moo doon objectif bi donc de sorte que visibilité bu ñu manqué woon ci élevage rek moom la ñu jox ba mu doy sëkk tey. macha allah tey dañuy gis ni dañ lay. dama dolli ci lenn yaa ngi doon wax ci transaction bu ñu def ak Youssou Agne pour te dire que Bagdad maîtriser wu ma koon trop su ma ko maîtriser woon peut-être bu ñëwee défilé fii rek parce que Bagdad bi mu ñëwee transaction bi bon def nañ ci benn communication dans la journée. mais bu mu ñëwee ba ñu yéegal ko fi bàyyi ko mu dox def tour aj loos bi tourné waat rek may leen c'est bon kii njëgam mat na. macha allah loolu mooy bëgg-bëggam c'est bon njëgam mat na di la dëggalal ni base bi nga def fi tey ñun suñu fierté la suñu bëgg-bëgg la éleveurs yëpp tey jii base bi suñu fierté la képp kuy jaar ci péage bi rek mooy ku xamul élevage rek wala ku gisul xar yi rek di nga laajte xar bi lan la ñu ne laadum la rek kon loolu suñu succès la daal. voilà léegi nag dañuy dugg ci li nga xam ne mooy défilé bi moom la ñuy waajal nii ndax samedi foire la ñuy wax tey dañuy doon jéem a waxtaan rek pour xam kan mooy Lamine Konaté naam nit ñi dégg nañ la dégg nañ sa tur mais foog ñu xam sa jaar-jaar balaa baax daata ñëw yàgg nga liggéey ci élevage depuis 2004 yaa ngi yar xar depuis 2015 2013 yaa ngi yar ay laadum
waaye tey jii nga doon membre Adam bokk ci bureau bi ci fàttali rek ban poste nga yor ci bureau Adam. bon bureau Adam poste bu ndaw laa fa yor parce que en fait. non poste bu ndaw tey liggéey lu rëy. non defal naa ko man bureau Adam maa ngi fa nekk 2e adjoint au secrétaire général xam nga poste bu ndaw la. non loolu du poste bu ndaw. donc en fait. association bu toll ni Adam nga nekk fa 2e adjoint secrétaire général. 2e adjoint au secrétaire général. bon en fait lu ñu dugal ci bureau Adam je pense que c'était pour juste. parce que quand même am nañu expérience ci association yu bëri bon mënu ma wax fii sama cursus professionnel mais am nañu expérience boo nga xam ne ñu pensons que mun na apporter dara Adam. je pense que suñu présence ci bureau bi aussi am na njëriñ parce que am na luñ ci liggéey bon. Pape ñoo ngi lay ziar. ñii delloo ziar. Pape loo wax nga ni. ma di daara ji élevage. waaw. kër gu ñuy riir. dañu nga lay defal foire. wala ñu ngi waxtaan ak yow. waat naa ko ci yàlla doo nelaw. waay. lu ñuy dox noonu Pape. daara ji élevage. waaw. kër gu mu riir. waaw. nga tey ngay am émission. waaw guddi googu doo nelaw. Mbaadu. xam nga ndax lan. billaahi bu ñëwee di nga xam ne ñii. leen tax a jóg. muy élevage. kese. lu lay lu weesu élevage. weesu ko de. loolu Njaay di wax nee na. mën a ji amul solo. déedéet. xam nga lu am solo. bu jëf jotee nga génn jëf. waaw loo am xam ni noonu la. ah. parce que élevage dafa yaatu. ah. léeg-léeg nga nekk sa ruq di préparer sa xar. ah. xamal la ngay préparer nag. ah. am nga ci droit. du xam la keneen di préparer. je touche du blanc. la leen di àtte nag. je touche du blanc. ndaw maa ngi ànd ak jaare ji audiovisuel ba faaw. macha allah. actuellement ñu ngi fi dugal benn añal bu extraordinaire. waaw. waaw xanaa rek dañuy vraiment ci melokaan bi macha allah. waaw. lu ñu def lu dul laaj ko vraiment Lamine Konaté. waaw. mu wax ñu xar bi fan la bokk incha allah. ndeysaan. bu ko defee dinañ ko mën a jàllale bu baax a baax ci mbokk yi macha allah. waaw grand Lamine tey comme ni ko Pa Ousmane waxee dañu gis benn añal génn boo xoolee xar bi macha allah li gars yi di xool ci xar mu ngi ci moom am na yeel xar bi mooy kan. waa xar bi joxaguma ko sa tur mais dama ko jénnee parce que am na mu ngi judd le 25 décembre donc am na fu mu toll nii 13 mois donc di waaj am 14 mois Bagdad da ko tëb. kii am na ñaata mois nga ni. am na 13 mois. 13 mois lay soog a am nii. mais mu ngi waaj am 14 mois. moom doomu kan la. waaw papam pour won la rek ni dañuy produire ay mâles yoo nga xam ne dañ leen di bàyyi ñu tëb. papam dama jël doomu magistrat doomu Jona dafa tëb benn doomu maam koor séeréer. ñu jur ay seex. seexu papam mu ngi fi. mais papam moom dama ko abaloon sama benn copain mu ciy produire parce que dama ko jox mu tëb ma bàyyi ko mu dem. donc ma jox ko benn doomu négis. kooku tam tëng la woon ñoom ñaar yëpp presque. kii mooy taaw ñoom ñaar yi ma jël benn jeune mâle buy soog a mën a tëb. jox ko benn doomu négis buy soog a mën a tëbu. mu jur kii. waaw kii mooy taaw yaayam doomu négis la négis bi doomu du sëtu commandant Kosso ak Yékini. ah moom bii sëtu négis la. sëtu négis la parce que yaay ji doomu négis la négis dafa tëboon benn doomu. bàyyi ñu tëgg bi tuuti mu défilé bàyyi ko mu défilé samedi foire la ñu wax Pa Ousmane dégg nga li nga xam ne moom la grand Lamine Konaté wax tëgg bi nga xam ne mu doon sëtu négis rafet lool am ay macération am ay cër Pa Ousmane naka nga jàngatee tëgg bi.
waaw macha allah ay melokaan bi macha allah nekk na xar boo am ay mensuration. waaw bu ko defee rek xanaa gën a continuer améliorer rek. macha allah xar na bu rafet. te booy xool ci nga xam ne continuité mooy li ñëwee. dëgg la par rapport ak ay maal yi nga xamante ne ñu ngi fiy romb. dëgg la kon loolu dinañ ci jëlaat jàngat. dëgg la mais dañuy jàng patienté. bu ko defee critères yi nga xamante ne bëgg nga ko fixé ci xar bi. da nga koy def avec patience macha allah. da nga koy def avec patience macha allah moom mi nga xam ne mooy tëng bi di Sëtu Hiro tey gën ñoo tojal ñoom lan lañ gën a mën. ok donc xam nga wax naa la ni Jona doomu magistrat la wax naa leen tout à l'heure Jona mooy kan mais. ah kii doomu Jona la. non non papam mooy doomu Jona. ah papam mooy doomu Jona. papam yaayam doomu maam Koor séeréer la ak benn femelle ba nga xam ne Bokandé moo ko jur parce que maam Koor séeréer bi commandant Cousteau juddoo dañ ko teg si booy séeréer mu jur maam Koor séeréer yaa ngi may dégg doomu maam Koor séeréer boobu la ñu jël benn doomu Bokandé di doomu màggal bu mbuur teg ko si asel muy doomu Albouri mu jur benn femelle ñu boole ko doomu booy séeréer boobu mu juri benn femelle boobu laa jël teg ko si doomu magistrat mu jur ay seex moom mooy kooku mooy papam yaayam dama jël yaayam maamam Sa Thiès mu jur maamam xam nga nu ma la ko expliqué yaayam maamam Sa Thiès ko jur ma teg ko si papa junior jur yaayam moom donc kon kay kii sa gétt la. après ma jël doomu papa junior boobu teg ko si négus mu jur yaayam moom. kii boo waxee waaye dafa am beneen femelle bu génnaat. waa kii tëng la mais dañ koy bàyyi mu défilé demal léeg-léeg nga ñëwaat defal ale téyel ma collier bi. téyel collier bi macha allah. voilà mu ngi noonu demal. femelle bu extraordinaire. macha allah. Mbaye Balaye lan nga jot a jàngat ci femelle bi macha allah. ah Pa Ousmane rafet. waaw lan nga gis vraiment. loo xamante ne xaw na la ci impressionné bu baax a baax. macha allah Pa Ousmane tey li nga xam ni gën na ma neex ci femelle bi mooy tey am na doole te am na bàgg. tey xar bi fii moom xar bu ñool ma gàtt mënatu fee juddu ndax tey jii capital génétique ci hauteur bi fi am tey hauteur moom ñoom ñoo ko moom waaye tey xar bi boo gisee tëgg la mais dafa am doole macha allah après li ma bëgg ci xar mooy loos bu sànni moom bi nga xam ne daf ko am moom tëgg bi. xanaa dañuy dem rek dem ci Lamine mu wax ñu pédigré bi fu mu bokk. macha allah ñu mën a am jàngat bu baax ci femelle bi. waaw kii moom doomu négus la bon négus waxoon naa leen tout à l'heure kuy yaayam doomu commandant Kosso la papam di doomu Yékini donc ku xool commandant Kosso boogaa moo ko jur doomu Birahim la mais Yékini aussi papam doomu Birahim la donc côté boobu moom c'est du Birahim mais kii yaayam doomu Jibi séeréer la wax ma Jibi séeréer bu mais Jibi séeréer doomu booy séeréer bu nekkoon ci Pa Mansour moo jur yaayam ak benn sœuru galaxie bu nekkoon si Ndiaga Touré. Pa Mamadou Touré ancien. mooy magu Ndiaga Touré Pa Touré moo ma joxoon yaay ji mu nekk benn jeune femelle bi mu juree ñii kii par exemple kii ak frère ak seexam bu ñu juddoo laa wàccee seen yaay parce que dafa amoon problème mu ween ma wàccee ko ñu koy nampal moo tax kii dafa miin nit donc ñu nampal ko donc mu ngi juddu novembre la juddu donc mu ngi si am na 15 mois non début novembre décembre janvier février donc mu ngi si 16e mois am fi mu toll nii Bagdad tëbu ko parce que Bagdad à un moment donné dama commencé woon wàññi tëbam jox ko benn doomu Arafat boo nga xam ne nekk fi mais ma joxoon ko sama benn xaritu éleveur Pape Sadi bu jur fa mbote bu doy waar mu tëb fa mu ñëw fii nag ma jox ko mu tëb kii te maal boobu doomu Arafat boobu su ma ko fi andi woon tey dafa am fu ma ko bàyyi nag mais maal bu exceptionnel la te luy baax la. dama ko bëgg jàppal ko sama bopp depuis mu jënd Bagdad man Bagdad daa nekk xar boo xam ni dama koy topp di ko suivre donc kuy suivre wax daal rek jàpp naa ne yaa ngi suivre élevage Sénégal fu mu jëm suba bi mu ko recruter dugal ko ci këram laa xam ni kii am na vision bi ma ko affronté dugg ko tuuti di waxtaan ak moom laa xam ni kii c'est un ancien éleveur comme les autres donc mu liggéey fi liggéey bu rafet kon bu wanee produit yi tëng yi wane ne yaayu tëng yi sax fi leen juddoo maamu tëng yi sax fi leen juddoo nga xam ne kii c'est un grand monsieur dans l'élevage du Sénégal
ku jar a bàyyi xel te xëy na waxam bariwul mais ku jar a bàyyi la xel la macha allah Mbaye Balaye. non Konaté wax na la ko nee na la recruté wul Bagdad parce que c'est Bagdad parce que dafa jël Saladam parce que dafa jël lii continuité liggéeyam la ne dafa liggéey loo xam ni leer na ko ne Bagdad mooy kon la mu jëli ko ak fu mu mënoon nekk da ko doon jëli lu mel ne Bagdad fu mu mënoon nekk da ko doon jëli je crois que loolu tax mu jëlil la Bagdad indil la ko continuité liggéeyam la ne il est dans son logique boo xam ne dañ ko koy respecter parce que boo gisee famille yi nga xam ne bu leen Bagdad tëbee rek ah attention te gis naa fi loo xam ni mën naa wax ni Bagdad juru ko fi woon parce que Bagdad li mu jur kër Lamine Konaté juru ko woon depuis mu nekk ci Youssou Agne ba muy egsi ci moom kon liggéey bi kii li muy liggéey xam xar mi mu ngi noonu tournel àndal ak moom tournel acca mu ngi noonu taxawal tuuti jàkkaarloo ki nga xam ne mooy caméraman ko xar bi tournel man bëgg naa lii ndax samedi foire la ñu wax Mbaye Balaye ñu ngi leen di siyaare bu baax di siyaare waa daara ji yëpp vraiment añel bi macha allah xar bu rafet la xar bu pare la quoi vraiment gis naan daal kii bu ko Bagdad traversé moom lu ci juddu bëgg naa de waaw lu ci juddu daal bëgg naa vraiment. lan moo tax bu nga Bagdad traversé tey dina judd daanaan. parce que Mbaye. xar bi boo xoolee autoram dëggu na. waaw autour bi dëggu na Bagdad esthétique ak doole da koy def. waaw. voilà xar tamit motalante la daal waaw gis naa ni moom day motali Bagdad tamit motali ko vraiment. waaw. day motali Bagdad motali ko. Bagdad lan la gën a mënee ba tey nga ne day motali xar bi. wet ak ossature esthétique. macha allah moom lay def. waaw tëgg boobu jàkkaarloo yow kii yaakaar naa ni ku la ko joxoon yebal la ko ci oto yóbbul la ko Thiès daawtoo wax dara Pa Ousmane. waaw maa ngi gis sax yéen li nekk xam nga doy waar. Iro Ito moo ko jur. moo ko jur voilà boo xoolee Iro Ito kii Boubacar li mu wax ni bu Iro Ito loolu lay def mun naa la jëndal ay série de dons yoo xam ne nii la leen di produire c'est-à-dire que da leen di jox benn auteur boo xam ne mu ngi ci moom parce que Iro Ito quand même am na auteur bu ma neex. ndax mu fekkoon naa ko fii mu nekkoon ba tey am ay 3 mois ñuy waaj a dem Saladam di sang xar yi négis ndeysaan. mais Balaye maa ngi en face une vendredi. ndeysaan. boo xamante ne ci dayo ci kees ci auteur. ndeysaan. ci RTS. ndeysaan. ba jëriñ millionnaire du ay caaxaan du ay fo. ndeysaan. kon nag dañuy jàll. ndeysaan. li nga xamante ne liggéey bu wóor bi nga xamante ne. ndeysaan. Konaté dañ koy def. Lamine. kii ban liggéey nga ko def dañ ko recruté wala dañ ko juddule. waaw dama ko juddulee donc taawlu na nag donc mu ngi juddu mai 2019 la non 2019 mai 2019 donc mois de 15 mai prochain lay am 2 ans benn doom la amagum fu mu toll ni Bagdad moo ko tëb ba muy waaj a am doom ñu ñaan suñu borom def mu yegg si jàmm. macha allah Lamine est-ce que mën nga ñu indil vraiment ci pédigré bi nga koy def croisement yi ci maamaati maamam ndax satisfaire na la moom ak ni nga gisee phénotype am wala am na lu des. non kii daf ma satisfaire pleinement déjà nee naa leen taaw bu mu jur taawam rek nekkatul ci man parce que dama ko joxe mook M2 ñoo ko jur parce que M2 dama jël Jona jox ko doomu commandant ko soo ñu jur M2 ay seex lañu ma jël M2 teg ko ci doomu Négus parce que Négus ak M2 bu ñu fàtte ni ñoo bokk yaay fen yaay doomu commandant Kosso la ma teg ko ci kii mu jur añel bu doy waar. añel bi maa ngi koy jox madame Fall mu nekk Mbour yoroon Latir waaw añel boobu nañ ko xaar tuuti mooy taawam. samedi foire Pa Ousmane gis nga femelle bi noonu. macha allah macha allah. nekk na xar bu doy waar Mbaye Balaye. ah macha allah Pa Ousmane. xool bergerie millénaire. taxawal noonu taxawal noonu. vraiment Négus. waaw boo ko waxee rek seet la ci commandant Kosso. dëgg la. wante tamit boo waxee Jonas rek di nga xam ne wax dëgg yàlla. Aïcha mi jën ci ñaari fan lañu magante Fatima Aïcha dafa juddu 15 mai Xemes juddu 17 mai donc mu nekk doomu Arafat ak yaay ji nekk doomu commandant Kosso parce que moom rakk la aussi si Négus ñoom moog seen yaay moog Négus ñoo bokk yaay waaw mu nekk kii ak Fatima
tey jii ay mbokk lan. ay mbokk lañu j'allais dire quand même ay quasi jumelles lañu parce que ñaari fan rek la ñu magante kii dafa judd le 15 kii judd le 17 donc kii barke le 17 il y a 3 jours la am 21 mois benn doom la amagum Bagdad da ko tëb mu ñu ngi waajal sax ñoom ñu ngi waajal. moom doomu Arafat la. doomu Arafat la parce que Arafat quand même liggéeyam si kër gi quand même am na solo trop te si kanam sa di ngeen ko gis si ma jënaatee beneen doomam boo nga xam ne wàccee nag Bagdad parce que j'ai vu que combinaison boobu moog Bagdad li ma ci judduleegum ba tey exceptionnel. sama suuna jël na benn doomam temps yi passe yóbbu photo bi mais dinaa génne mbote bi sens ci kanam ak doomu Arafat boobu. macha allah Pa Ousmane gis nga ki nga xam ne mooy Xemes. et puis yaa am nekk quand même l'une des brebis boo nga xam ne si lu ñu liggéey ci gétt bi kenn liggéeyu ko fii muy Césaria nekk doomu commandant Corso donc boo xoolee bindam sax da nga xam ne Corso dafa ñëwaat ci bind bi voilà. macha allah Pa Ousmane gis nga. femelle bii lu jara taxaw seetlu la parce que kii dama xam baayam xam seexu baayam am lu ma gis si moom lu jéggi dayoo ci lim fi fekk. da ngay gis moom li mu fekk da ngay gis moom li dollee ko ci moom foo xoolee xar ba ma rombee falare bi jar na lu ne falare bi taabal marché na xaw ma nag ndax karoot nga ci jaay wala te mais daal falare bi jar na lu ne te bëgg naa benn affaire ci xar mooy tànk kanam yi sàjj oobu dënn bi dafa génn mais Lamine yow fatt nga nag commandant Kosso Birame Ndiémé Samba Suuna Wade sama waa ji boo xool fa ma xool da am problème wax mais loo wax ci loolu Lamine. non mais bon c'est-à-dire que ay xar la yoo nga xam ne dañuy produire lu ma bëgg si élevage man. attention Bagdad mu ngi toj li nga xamante ne mooy maris ndax tey ku xam Bagdad di nga xam ne moo doon du booy séeréer. ku xam Bagdad di nga xam ne tey lépp lu jëm ci wet ci doole da ko téye à travers maamam macha allah fixation li nga xamante ne wet gi mais nag bul fàtte ne benn sëtu Birame Ndiémé daf ko traversé mooy dayo bi bul fàtte ne nation nag Khady Diouf a ko jur boo ne Khady Diouf sa xel dina dem bu baax a baax vraiment ci ki nga xamante ne mooy ñaa mi nga xamante ne tabara moo ko jur te boo ne tabara rek sa xel dina dem ca góor gi Sall ma nekk ci Yoff ku xam moo vraiment nga xam ne xar la boo xamante ne yaar yéen a din Lamine mooy Adele Wola moo nekk noonu. nekk xar bu doy waar. Adele Wola moo nekk noonu Pa Ousmane. en tout cas nekk na xar boo xamante ne jar naa bàyyi xel. ndeysaan. ca saxu yàlla ba ca rafetaay ba. dëgg la. lettu yu rafet. waaw létt yi moo ma gën a neex Pa Ousmane. waaw mais bul fàtte ne TP ba da nga koy séen ci moom. létt yi moo ma gën a neex. Falla rek yaa ngi koy séen ci moom Mbaye Balaye. dëgg la. kii tey dañuy def rek Lamine Konaté wax ñu kii fu mu bokk. waaw bu ko defee ñëpp ñoo xamante ne rek macha allah ñu ngi suivre. à travers les réseaux sociaux ñu xam ne wax dëgg yàlla bergerie millénaire mu ngi liggéey bu wóor a wóor. waaw bu ko defee rek Lamine da ngay jàllale numéro commercial bi pour képp koo xamante ne bëgg na la contacter après nga doog a ñëw ci xar mi. waaw kii moom xar bi may présenté la avec beaucoup de plaisir. parce que man d'habitude sama mâle bu ma bëgg a essayer dama lay bàyyi à jeune âge ma jox la ay femelles. jox la benn tëng jox la benn femelle bu xaw a mag tuuti. c'est ce que je fais souvent avec mes samay xar. donc négis bu mu amee 6 mois 1 jour laa ko jox mu tëb benn doomu Sa Thiès kii bu mu judd négis 11 mois la am. c'est-à-dire que elle est née le 30 novembre la judd. négis am 11 mois parce que négis décembre la juddoo. amaguloon 1 an. donc bu mu amee 6 mois 1 jour la tëb doomu Sa Thiès. mu judd. donc mu nekk donc sëtu Sa Thiès. nekk sëtu commandant Kosso nekk doomu négis. nekk sëtu Yékini aussi. macha allah voilà. macha allah mu nekk lu am solo. et puis mu bokk si femelle yu Bagdad tëb mu jur ak doom ak benn añel ak Bagdad añel bu doy waar. waaw macha allah. femelle bi Pa Ousmane femelle bi mooy kan. femelle bi kay boo ko xoolee rek xam ne xamee nga ko ndar. kii doomu Mbaye Talla la. boo bëggee dégg kii est-ce que du yaay Picasso Junior. Pa Ousmane yaa ko laal. ak maa ko xamee te Youssouf Anne. Pa Ousmane yaa ko laal. waa Lamine lan nga bëgg a liggéey ba tax xar bi ñëw fii. ndeysaan. ndax xar bi doxantu ñu ñëw. xar maa ngi noonu di dox. doomu Mbaye Talla moom nga am nii. ndeysaan. di yaay Picasso Junior. waaw. macha allah nekk xar bu doy waar. ndeysaan. boo waxee Mbaye Talla rek. waaw. sa xel dana dem ca Dame Lo moomu le. Ousmane kii ndaanaan la.
xamante ne liggéey na ci base de femelle bu wóor macha allah. yaa en tout cas Mbaye Balaye. waaw li ngay def mooy jegal ki nga xamante ne vraiment. waaw man yow yaa koy jigéen yow lay dem comme yaay càmm gi. macha allah. yaay càmm bu mag bi day jigéen ki nga xam ne mooy grand Lamine Konaté. waaw. mu daal di waxtaan ak yow ci doomu Boy Talla bi nga xam ne taxaw na fii. fii ay Picasso Junior. waaw laajte bi may laaj d'abord. lan moo tax Lamine Konaté dugal doomu Boy Talla bi. lan la gis ci moom ci pénigré mu ñëw ci lan la bëgg a liggéey à travers doomu ki nga xamante ne mooy Boy Talla bi. waaw dama bëgg a def benn précision d'abord rek dama ko jëndee moom ak beneen ñaari brebis laa leen di présenté de pour woon leen ni ñun on n'est pas fermé côté brebis dañuy produire certainement beaucoup de brebis mais nag dañuy recruter de temps en temps pour yokk leen andi diversifier aussi donc dinaa leen présenter ñaari brebis yoo xam ne ñoo ngi fi pour woon leen ni on n'est pas fermé côté boobu dañoo gëm ni mâle mooy changer gétt mais de temps en temps dañuy dugal ay femelles boo gisee kii doomu Boy Talla la si recrue la bokk recruter nañ benn doomu magistrat recruter nañ benn doomu challenger recruter nañ benn doomu ninki nanka recruter nañ benn doomu Jordan donc yooyu yëpp c'est pour diversifier peut-être aussi diversifier lu Bagdad di produire te peut-être duñu yem foofu donc doomu Boy Talla bi dañuy recruter ko parce que dañoo jur lu mu produire waaw dafa produire ak Picasso doom bu doy waar mu produire ak Cyclone benn ay doom bu doy waar donc ñun ñu récupérer ko pour produire si à Bagdad voilà honnêtement pour produire si à Bagdad parce que dafa am loo nga xam ne da ko def si doom yi moom ñu gis ko mooy bagg bi moom da ko def ci am ba doyal Bagdad am ci ba doyal te élevage moom ala kulial boo amul bac LCS bu doy dina am toujours lu la manqué ci sa élevage donc ñun dañ koy conforter rek c'est-à-dire que ay acquis yoo nga xam ne dafa nekk ci gétt gi la loo nga xam ne dañ koy bëgg di conforter de sorte que quel que soit mâle bu fi ñëw day surfer ci base boobu day surfer ci ay critères yoo nga xam ne du moom su ko amul sax ay doomam dañ koy jéem. xar bi fàllare bi baax na am na wet am na doole ma gis mu yor bopp kuy yor loosu kuy lan moo ko may loolu laa la bëgg a laaj. loolu moom bon c'est vrai que judoowul fii quoi mënuma ci prononcer autre mesure parce que il faudrait que ma maîtriser ligne bi à tout point de vue xar bi dama ko jënd parce que li nga ci gis rek laa ci gis c'est-à-dire que am na xam nga parfois loolu tam il faut que ma wax ko man xar dina ma neex c'est pas parce que si fii la bokk wala fii la bokk mais xar bu ma gën a neex mooy xar boo xam ne li mu wonee d'abord mun naa wax sa en passant ji nga Bagdad bi ma koy taf fii au lieu que ngay bind fils de tel un tel man dama doon wax Bagdad la phénotype d'abord parce que li Bagdad li mu wone ne daf ma doy soxlawul sax mu nekk sëtu Boy Séeréer wala mu nekk sëtu Nations Unies c'est pas mon problème mais lim lay woon rek déjà da lay doy sëkk kii loolu waaw am na benn femelle bu nekk nii après dañ ñëwaat ci. Pa Ousmane mu ngi noonu waaw nekk na benn añel bu extraordinaire. Pa Ousmane bu ko defee rek Mbaye Balaye loo gis. Pa Ousmane rafet loo gis Mbaye Balaye la. Pa Ousmane añel yu garaaw yi xanaa collier bu weex lañ leen di takkal en tout cas daal ci melokaanam daal xar bi am na loos te gudd na macha Pa Ousmane añel yi collier yi bu balaa lañ leen di takkal jàngat yi nga xamante ne doon na ko def ci benn xar bu sew tey mi ngi feeñ à travers liggéey bi nga xamante ne def na ko. Pa Ousmane kii gëm ba jël la Lamine lii mooy lan lii fu mu bokk kii ñoo ko def ba liggéey bi ñëw ci bu baax a baax. ndeysaan waaw phénotype c'est vrai c'est très important. En tout cas. Pa Ousmane en tout cas xaw na maa saf waa Kër Abdou Fall yi. Pa Ousmane seen blancheur yi dañ koy def. Pa Ousmane xar bi léttu na après xanaa ne dañuy ñëw rek Lamine daal di ciy ñëw. masha Allah am na corde xaw na maa saf ci waa Kër Abdou Fall yi. Pa Ousmane kii femelle la Lamine kii ba laalu ci waa Kër Abdou Fall yi. masha Allah wax ñu fan la bokk vraiment ci liggéey bi nga xamante ne yaa ngi kon ne di ko def bu baax a baax a baax. Pa Ousmane femelle waaw kii moom doomu challenger la. ok doomu challenger la yaa ji di doomu Touareg. waaw. bu sama waay sama collaborateur Jogoy Diouf jox ma ko. waaw ma ci am lu ma ciy liggéey. waaw parce que elle est à 2 ans depuis le mois de novembre la am 2 ans. donc elle est jeune. champion teel ma xar bi mu siggi teel collier bi nga raay ko mu siggi ndax doomu challenger du caaxaan raayal xar bi.
stress bi na dañ na ko raay mu siggi xar bi feeñ en tout cas mënuma nangu doomu challenger di sëgg macha allah raay ko nga sigil ko nga wàññi ko bu baax macha allah toi rek moom boo ko waxee mooy wax ji jeex na nañ ma teel doomu challenger bi macha allah Lamine waa ñu bàyyi la nga ñëwaat ci doomu challenger bi. waaw mooy lu ma ci wax rek sama collaborateur ak sama waay Jogoy Diouf laa ko récupéré donc dafa jël benn doomu toit rek teg ko ci challenger. mandargay femelle kees do ak fàllare saxu yeel bi léegi la rek xar moom saay su ne war na war a dayo ndax li tax xar yii ñuy tuddee laadum ak xar yi ñuy tuddee xar simple rëy la rëy macha allah ba tax na dañuy jege Lamine rek macha allah. mais Lamine lii mooy lan lii ban liggéey la. waaw kii moom je tenais à dama ko jénne rek pour rendre hommage au mâle Sa Thiès parce que kii doomu Sa Thiès la. waaw boo xoolee malgré que d'ici mois le 30 juin lay am 5 ans. kii lan lay lekk moom non ci génétique la lii foofu nag si ngay revenir si génétique papam nii la meloon daaw papam ba à 7 ans mënoon na yor xaru kiiwu jeune airu jeune kii tout le monde ñëpp dañuy surprendre ni mu ngi waaj am 5 ans kii moo topp si Césaria octobre la judd woon moom mu judd juin parce que Césaria commandant seen yaay bu ko commandant costaud tëbee mu jur Césaria après dama ko def si Sa Thiès mu jur kii c'est-à-dire que lii mu am nii da koy def si ay doomam moo doom bu mu jur ak Jona mu ngi ci biir nii la mel ni moom c'est-à-dire que day am dayo mu jur ak Arafat añel bu doy waar malheureusement kooku dama ko yóbboon foire à 2 mois yooyu mu ñëw daanu mais añel bu doy waar la woon mais c'était important pour man ma jénne doomu Sa Thiès elle produit excellemment bien mama Arafat seen doom bu màggoon beneen affaire la doon aussi parce que foofu dama gisoon ni li nga gis ni ci moom da ko gën a fësal ci Arafat da ko gën a fësal donc c'était impressionnant mbote boobu à 2 mois dafa xëy rek tëdd na day dee ko. macha allah ñu gis ne sa liggéey tamit toujours da ngay basé wu ci doole ak LCS. ñu gis ne favoriser woo auteur de trop lan moo waral loolu. non pour man damay liggéey pour le moment sur les critères les plus difficiles. voilà man critères yu gën a difficile laay liggéey. auteur bon dayoo xar yi sax da la koy nëbb. mais gis nga doomu Arafat ji ak doomu M2 boobu wala kii sax boo ko toisé woon tey. dina la jox loo xam ne parce que seen TP day nëbb seen auteur. macha allah voilà. boo bëggee dégg tëng bi ñu génn mu nekk doomu Arafat. ci laa tëng bi ci laa xamante ne Lamine Konaté ci Telegram. ma yàgg ko laaj lool mu nekk mbir mu yàgg. boobu tëng la boobu tëboogul amagul benn doom macha allah. xar bi xamee naa ko ndaxte boo ko xoolee di nga xam ne doomu kii la comment dirais-je lu doy waar loolu la Arafat. mais boo ko xoolee da ngay gis dafay nurox bébé Yacine. boo ko xoolee melokaanam dafay nurox Hélène. kon génétiquement dafa daw fekk ji Fesman macha allah. mu nekk añal bu extraordinaire ñëwoon na Tëngéej. xar bii nga xamante ne mooy doomu Arafat. xamee naa ko bu baax a baax a baax. xar dafa juux gëma loolu mbay ba ñu waxee xari juuf sama xel dafa daw sa yaram dafa waaw yow man ku la ndaxamoo man kay xaw ma sax waaye doo xam sax Lamine billaahi doo xam bul sànni micro bi waaw te mu ngi noonu sama gars yi gis ngeen tëng yi gis ngeen li nga xam ne mooy Baxdad moo ko croisé macha allah Serif ngay xalaatee taw bu attanil bu góor traversé doomu Baxdad àggale liggéey. ndeysaan mais au secours la. au secours. mais est-ce que gisoo mais boobu bu boobaa dama ci taamu iceberg. ndeysaan nga ne xar bi. xar yi day sow ma yaakaar daa am kuy sangu ci kër gi. non man rëbën daw toj ci kër gi.
waaw donc femelle bii nga may laajte ni doomu Arafat la mais rakk jonaalu la parce que yaayam surtout Farba la surtout Duudu la donc mu nekk femelle am yaay bu doy waar mu jur ko mu nekk seex donc ma teg ñaari seex yëpp ci Arafat kenn ki jur benn bu góor kenn ki jur benn bu jigéen mais ñoom ñaar ñëpp mbote bu góor bi comme mbote bu jigéen bi mu nekk ay xar yu doy waar kii donc doomu Bagdad la mais yaay ji doomu ma naan am na 1 mois le 24 lay am 2 mois donc fu mu toll nii 1 mois 26 jours la am voilà. 1 mois 26 jours la am xar bi mbote bi gis ngeen yaayam fi mu bokk yaayam bokk ci Pa Ousmane naka nga jàngatee jeune mâle bi fi mu bokk moog yaayam. waaw Mbaye Balaye waaw xanaa yéemu rek parce que booy xool xar bi dafa nekk lu am solo da ngay gis xar bu njool lay doon tey Bagdad da ko jur kon dafa am solo xar dañ koy tànnal ndey te it mën na daw jëli ji ci maam yi benn bu ne macha allah ci wet bi tamit da nga koy gis macha allah mu nekk xar bu ñu am yaakaar ci melokaanam ba tax na macha allah da ngay gis ne liggéey bu sotti la bu wóor la quoi. ah macha allah liggéey bu wóor la bu sotti jeune mâle bi jëlal leen ma ko bàyyi leen ko xel réseaux sociaux yi lañ ko jël. Sentino. waaw Sentino mooy lan. Sentino donc dama amoon sama benn boy bu tudd Ino. ne ma tuddee ko ma ne ko non Ino day xaw a non du xaw a indi sax mais day xaw a jege ak tur yu xar yu bëri quoi. te il fallait que ma yokk si dara loo nga xam ne day tax tur bi boo ko joxee rek day raar. ma tuddee ko Sentino. Sentino moo nekk noonu nan ko bàyyi xel. daal fuuy na borom fuuy na Mbaye. borom daa fuuy. borom fuuy na Lamine xamee ma ko woon nii de il a beaucoup changé. lan moo tax mu changé. Lamine Bagdad. waaw jar naa changé nag jar naa changé. Bagdad parce que Lamine dafa doon liggéey nekkoon ci comme di liggéey am fa mu toll dugal Bagdad Mbaye dàbbale loo xam ne musiba la Mbaye xoolal jeune mâle bi. Serif jeune mâle bi kay moom laay wax ni Serif. góor yi weex dal la jeune mâle bi kay. xool ko de tuuba wala los bi. ndeysaan jeune mâle bi macha allah kay. Serif xar bi daanaan la. kii am na 1 mois 24 jours la am quoi. 1 mois 24. waaw. 1 mois 24 jours. waaw. lii lan la lii. Boubacar Thiam loo wax. Boubacar Thiam loo wax. Boubacar Thiam loo wax. macha allah. mbote bi ci la jëm ne. waaye mbote bi fan la jugee. Pape Thiam mbote bi macha allah. Pape Thiam nag li ma gën a neex ci moment yi. ci production ki nga xam ne mooy Bagdad fi lañ toll. ay doomam mbote yi soog a judd la ñuy wane. mbote yi am 1 semaine 2 semaines la ñuy wane. mbote yi am 2 mois 3 mois la ñuy wane. baay doomu Bagdad bi du ay fo du ay caaxaan. waaw kii moom amagul sa 2 semaines. amagul 2 semaines. waaw donc mais damay bañ Chérif waxaat rek mais amagul 2 semaines mu judd le 7. waaw le 7 la judd donc tey la am 13 jours tuba lay am 2 semaines donc yaay ji. xam nga maa leen di wax négus ne leen doomu Yékini moo ko jur mais doomu Yékini boobu moom moo jur aussi femelle bi donc mu ngi ko jur ak benn doomu maam koor bi bi muy soog a ñëw sama kër kii la fi njëkk a jur donc kii boo ko xoolee sax am na tey am na 4 ans. 4 ans waaw mais kii moom mu nga am 13 jours voilà donc. c'est-à-dire que su ma koy complété rek dama ne ñii combinaison la boo nga xam ne suñu amee wet du surprendre kenn waaw suñu amee wet du surprendre kenn mais mbote bi yaay ji bu mu koy wàccee ñun man foog honnêtement dama foogoon ne ay triple lay jur bu ñu ma nee benn la jur dama leen ne chaque fois lamb leen ko ndax desul dara waaw lamb leen ko ndax desul dara mais voilà c'est une satisfaction boo nga xam ne am nañ ko ci production bi mais waaw. Pa Ousmane c'est normal nga aalu. Pa Ousmane lii kan moo koy gis di ko muñ. en tout cas boo koy xool ci pédigré ak Abo. sëñ Abo wàcc na ci suuf di ko photo waay. boo ne maam Koor sa xel dina dem. waaw ndeysaan. boo ko xoolee rek day mën a yaayu maam Koor. maam Koor dëgg la. waaw boo ne maam Koor. sa xel dina dem ci ki nga xamante ne mooy Boy Séeréer ak doomu Biram Njéeme boobu la. bi nga xamante ne moo jur prési. doomu Biram Njéeme
bi jur Dieng bi jur commandant costaud kon kooku nag boo ko waxee rek seeram day daw maam koor séeréer la ak biram njéeme macha allah nga jël ko mu traversé femelle bi génn kon kii boo ko xoolee day mel ni doomu biram njéeme bi jur maam koor doomu biram njéeme bi jur commandant costaud da ngay gis ballon bi da nga koy gis ni fii rek moo leen séparé weex nga jël ko ki nga xamante ne mooy Bagdad biram njéeme ba dafay feeñaat ndax boo ne Bagdad sa xel dana dem ca baay ba baay bu doy waar ba mais nag ki nga xamante ne moom moo jur ki nga xamante ne non may ma tuuti Chérif may ma tuuti may wax ak yow ndax tey ku xam Bagdad di nga xam ne yaayam doomu nation la doomu Nations Unies boobu le dañoo jël surtout biram njéeme nation traversé ko femelle génn nga jël femelle boobu Taysir traversé ko Bagdad génn kon fixation la ci ki nga xamante ne mooy wet ak doole macha allah mu ñëw moom Bagdad traversé ki nga xamante ne mooy doomu maam koor boo ne maam koor ne séeréer ne biram njéeme kii daal di génn Pa Ousmane xoolal Pa Ousmane xool bopp bi xool Arona xool bopp bi allahu akbar waay lii lan la nii oy laa ilaha illallah laa ilaha illallah waay xar doom xar production wax naa ko ba tay xar production waaw yow waaw mais lii dama dégg sax ñu ñaan sël bu ànd ak laaj mais xoolal lii daj ku ba teen sigil ma lay xool xoolal loos bi magnifique Lamine ko naa fuy na fuy na waa ma ni Pape Thiam tey dama kontaan ndax doomu Bagdad yi ku leen gis xam ni dañoo rafet doomu Bagdad yi ku leen gis ni tey xam nga ay xar lan mooy nag du ñàkk tey Lamine Konaté daan ñu càmbaral xar yi fi ñu mbokk seen yaay yi ndax ñoom ñaar kenn ku ci ne wane nga ni doomu Bagdad nga mais foog nga wan ñu kan moo ci sa yaay. Voilà Mbaye bon donc plaisir la rek toujours maa ngi kontaan trop si opportunité bi ngeen may encore pour ma wax ci production Bagdad kii ngeen di gis ni mu marron ni le 25 bii di ñëw lay am 3 mois. borom teg bu marron bi. Sentino. waaw yaay seexu Sentino. waaw moo ko jur. kii nii. jeune mâle bi njëkk andi doomu Bagdad boobu. seexu yaayam moo jur kee tamit. donc ça veut dire que kii surtout Arafat la parce que yaay ji doomu Arafat la. dëgg la. kii ngeen gis nii. waaw borom teg bu noir bi. borom robe noir bi. yaay ji doomu Biko la. Biko waaw. Biko moo ko jur a benn sëtu Subeeru. donc léegi malheureusement moom mii. donc le 12 bii la am 3 mois mais dafa judd rek yaay ji daanu parce que dafa defoon prolapsus après mu sa mal. borom teg bu noir bi. borom robe bu noir bi xam nga ko waaw. mais feeñu ci moom parce que mu ngi dafa nangu na namp mais mu ngi soog am 3 mois. keneen ki. kooku di dem noonu. waaw doomu Mariane Diaz la Mariane Diaz di doomu Galaxy. Galaxy papa ji di doomu Brown. donc ku xam Brown xam ne Brown nekkoon na champion kii yaay ji donc doomu Brown la. ak benn doomu Galaxy. ku la ndaxamoo. waay lii neex na waay ba Ousmane doom yu góor ndeysaan doom yu góor yaa ngi doom yu góor yaa ngi macha allah Pa Ousmane da koy def ci doom ju góor ndeysaan Pa Ousmane doom yu góor yi am nañ doole. en tout cas dinañ am doole ndax seen baay. waaw. loolu daf ko doon dafa dëgg ci moom. ndeysaan. mbir bu dëggoo ci yow. waaw. effectivement da nga koy répété. Pa Ousmane lan moo tax doomu Bagdad yi am doole. effectivement ndax booy xool Bagdad sët la ci Biram Njéeme. waaw. booy xool Bagdad sët la ci Boy Séeréer. waaw. Bagdad sët la ci Ado. waaw c'était très normal kon loolu daf ko moom. booy xool tey baayam. da ngay gis dañoo nuroo. ci wet gi ci doole gi baayam daf ko téye daf ko moom. effectivement c'est
très normal constance boobu nga xamante ne Bagdad mu ngi koy def. ah macha allah. macha allah à travers ses produits. da ngay gis ne wala dëgg yàlla ñàkk si am wóorul. waaw mais tamit bul fàtte ne bu ñëwee fii. waaw dina fi jur beneen maal ëllëg boo xamante ne dinañ naan ci kër Lamine Konaté la juddoo. ndeysaan na ko nit ñi bàyyi xel bu baax. ndaxte loolu moom liggéey c'est consensuel yi wax naa leen Bagdad il a une production ñii papa lañ bokk mais boo leen xoolee xam ne boo ay mbokk lañ donc dafa constant si loolu ma lay wax nii peut-être am na ñoo xam ne woneetuñ ko comme bi ñuy soog a juddu mais boo xoolee Noufleur moom dafa juddu nekk yaayam nekk Jona Lumu Jona dama ko teg ci benn doomu. ah yaayam doomu Jona la. waaw Noufleur yaayam doomu Jona la mais moom yaayam moom doomu Jona boobu Jona dafa tëb benn doomu ba Gelawaar bu bay na Touré. donc mu nekk famille bu ma neexoon donc ñu. Gelawaar xar bu mën doom. voilà donc doomu Gelawaar boobu laa teg ci Jona mu jur yaayu Noufleur boo xoolee Noufleur yaayam taawam moo nekk Kayen bu doomu Arafat bu nekk si Moussa Kébé. donc deuxième portée moo nekk ni Noufleur. waaw Pape Thiam. ah Pape Thiam kii doomu Mahfouz la. 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 yaayam dama jël Sa Thiès bon teg ko si yaayu si benn femelle boo xam ne si Omar laa ko jëloon mu nekk ligne Kabila. donc nekk yaayu aussi Papou Négus. donc mu nekk femelle bu doy waar. mu jur benn femelle ak Sa Thiès ma teg ko ci Mahfouz mu jur kii. Singleton. bon Singleton tur moom lu ko waral mooy ni Mahfouz bon benn doom lañ ci am. bu mu fi ñëwee. donc ñu tuddee ko Singleton maanaam benn. Singleton mooy loo nga xam ne benn la. waaw mu nekk maal boo nga xam ne il fait des produits yoo xam ne am na solo trop. jur na ci man ay añel yoo xam ne su ma leen jénnee. dama leen réserver Bagdad. parce que dafa am loo xam ne da koy def. day génne auteurs yi ji nga genre Adja Farma yooyu lay jur. voilà. Bagdad mu ngi noonu. Champion Bagdad mu ngi noonu. Champion Bagdad. ah champion Bango. ah champion Bango Bagdad. ah Bagdad champion Bango. nag sëtu magistrat bee ngi nii macha allah xarlu bu doy waar mbay balaay Bagdad a ngoog fixation séeréer boo waxee booy séeréer rek sa xel dana dem ci doomam ju doy waar jooje mooy Nations Unies en 2013 la Nations Unies ñëw en 2013 la Nations Unies ñëw si 18 mois jël deuxième 2014 Nations Unies ñëw tiim xar yëpp kon nag ñu xam ne kii kat sëtu Nations Unies la wante Taysiir ko jur boo ne Taysiir ne ado wante boo ne maamam da ngay xam ne moom Biram Njéeme maamama boo ko waxee booy séeréer maamama boo ko waxee rek vraiment nga di leen wax ni nag daanaan bay ma yëngal ku ne ak ku la yëngal mais man kii di Bagdad moo ma yëngal parce que tey Lamine Konaté comme lu ñuy wax rek moom yàgg na tojkat la noo koy gis ni tojkat la. waaw soo moytul yow mi léegi sa bopp bi toj. toj na fi de. waaw parce que ku yor Arafat yaakaar naa ni doo cuune. Arafat jaar say loxo doo cuune. nekk na koo xam ne yàgg naa échanger ak moom ci càmmam. ba ma wanee Sa Thiès laa ko ne grand yow liggéey nii élevage fa la jëm. mooy maanaam moom lu gaay di liggéey nii di xar bu rëy moom daf ko teel a comprendre mu siy dox kon Lamine Konaté ndaanaan la. daara ji audiovisuel parce que opportunité bu ñu may éleveurs yi. parce que seen liggéey am na solo amatuñu foire. amatuñu opportunité wane suñu liggéey dans des moments yoo nga xam ne
c'est ñëpp a ngi koy ñëpp a ngi koy suuf te opportunité boobu ngeen ñu may. te seen façon bi ngeen di animer aussi c'est très convivial nag vraiment c'est très familial c'est très convivial donc amul benn genre on a comme l'impression que parfois sax da ngeen di wax mel ni xar bi yaa leen ko moom. donc loolu moom franchement maa leen ci remercier parce que yow xam nga gétt gi. yow yàgg nga fi ñëw xam nga fu ñu jógee. xam nga ni am na dox am jéego jox nañu ay jéego. dox nañu ay jéego. te jéego yu ñu dox dañ ko jox ci méthode. dañ am démarche bu ñu adopté ba yegg fu ñu yegg tey. donc di espérer ni rek liggéey bi ñu fi def. dinañ ko mën a gën a fësal. incha allah fii ak ay weer. jërëjëf voilà jërëjëf di leen jaajëfal yéen ñëpp nag. franchement kontaan naa ci seen teewaay fii. yow Mbaye Ba. président. Pa Ousmane. moom mi nga xam ne mooy grand Lamine Konaté borom Baxdaat ñu ngi fii ci Maris tey Maris bergerie bi sax mën naa wax kenn dootu ko présenté kenn boo bëggee xam fi mu nekk rek jaar ci péage bi. wala nga ñëw romb Jamil Karo ci biir Maris ni nga seen photo Baxdaat bi foofu ci kaw Baxdaat a ngi foofu di fi def lu garaaw waaye nag ak daara ji audiovisuel damay wax ne saa su nekk rek Mbaye Balaye ngeen di dégg ci kàddu gi waaye équipe bi macha allah ñoom Mass Ndoye ngi ci ñoom Serif Sané ñoom sëñ Abo Mbacke Pa Ousmane Bay di Ñanoor Pape Thiam Serif Mbodj ak man Mbaye Balaye man la ñuy yabal rek nañu waxal ñu man la ñuy yabal rek ne yaa gën a sopp yaa gën a dëgër bopp waaye liggéey bi gars yi di def ci ginnaaw moo gën a mucc ay moo gën a jaar yoon kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax.